lu ni mel baax na ci ndax itam jàngoroy coronavirus doon loo xamante ni dañuy abal fii ci réew bu Sénégal ginnaaw itam dogal boobee bi ñu ko jëlee nag mu mel ni xuppul askan wi ñu bëri ci ñoom ba tax ci la jotaayu xibaar di ngeen ci dégg ki nga xam ne rek moom moo di docteur Mansour Diouf nekk réanimateur ca Bordeaux jaayu masque yi nag jamono yi mbokk yi xam ngeen ne mi ngi jaar bu baax a baax ginnaaw dogal bi ak ñaareelu vague coronavirus bi fii ci réew mi xam ngeen ni itam lu ni mel bu ñu ko jëlee dina am ay njeexital ci lépp lu soxal wàllu dem ak dikk ba tax daañu dajal Gora Khouma di secrétaire général bu Union des routiers du Sénégal daañu amal ab waxtaan wu yaa mu soxal wàllu dem ak dikk buñ ci noppee toftal ci li nga xam ne rek moom la yéene kaay yi xëy ni ki tey ji mbokk yi nees kiis ma dikk ñu faram fàcce. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu nuyu leen ci gën gi nuyu rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média xibaar yi ñu doore ko nañu ko junjee woon lu tollook juróomi doomi aadama ñoom ñoo daal di toftalu ci li mi nga xam ne ñoom ñoo jot a faatu ci jàngoroy coronavirus téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaari cas positif la ñu am téeméer ak ñeent fukk ak ñeenti cas communautaire di ay doomi aadama yoo xamante ni am nañu waame mi te xamuñu rek fan dañu ko jëlee ginnaaw bi nag junni ak juróomi téeméer ak ñeent fukk test la ñu def mbokk yi xam ngeen ne njiit bu réew bu Sénégal daal dinay jël ab dogal ngir rek wàññi limuk doomi aadama yi nga xam ne ñoom ñooy am jàngoroy coronavirus fii ci réew bu Sénégal couvre-feu boo xamante ni nag laxas nañ ci li nga xam ne état d'urgence bu ñu laxas couvre-feu ngeen baal ma bu juróom-ñeenti waxtu ci guddu jotee jàpp juróomi waxtu ci bëccëg ba tax itam suñu ay ndaw nekk sa diwaan bu Thiès dem nañ tàllal micro ñenn ñoo xamante ni rek fa la ñu yeewoo li ñu jàpp moom moo di lu ni mel dina mën a tax lawteefu virus bi daal di wàññeeku ñu teewlu reportage bu Cheikh Anta Diop ak say latiix. jiitu réew mi kàddu yi mu yëkkati ne Thiès ak Ndakaaru dañ fi amal état d'urgence ak couvre-feu fii ci diwaanu Thiès ñu gis ne mbas mi dafa gën a yokku waa Thiès yi de ñu ci bëri ñi nga xamante ne daje nañ ak ñoom nee nañ lii de lu war la te ànd nañu ci. li ñu daj ci diggante mars ba 31 décembre ku ne xam nga ni lu metti la ci réew mi dem amul dikk amul koom-koom amul xaalis amul dara amul ba sunu niveau sax de croissance mën naa ni dafa dellu gannaaw kon bu jëlee loolu moom lal ko nag ci ay xam-xamu expert loolu mën na doon outil de lutte vraiment ci stratégie d'endiguer cette maladie là man jàpp naa ni lu jar a rafetlu la. mesures yi président jël man d'accord na ci. 45 décès ci commune Thiès c'est trop. waaw non c'est plus que trop mais avant autorité mais ñun les populations d'abord ñoo war commencer masque bi mais kooku c'est élémentaire masque bi vraiment ñëpp war nañ koy sol dañ ko soofanteel ba nga xam ni yow da ngay jaxle sax da ngay jaxle asur nuyoo yeeg tout ça yooyu xew yi bare na encore ku mu tiitalul doo nit mesures yi daal nañ ko sàmm. mu mel ni mbir mi soxal na bu baax kilifa yi ngànk dëkk bi rawatina gouverneur ak préfet bu diwaanu Thiès di sàkku nag ci ndaw ñi ñu topp bu baax digal yi. rassemblement yi dafa gën a bari gën a tar moo tax virus bi moom it gën a metti jeunes yi nga xam ne également wax dëgg yàlla ñoom ñooy nekk ci terrain de football yi ñoom ñooy nekk ci place publique yi ba pare di dellu ci njaboot gi ñoom it ñu toog ñu yeddaat seen bopp. jamono yi Thiès bokk na ci région yi ëpp nag feebar bi di coronavirus loolee tax nag waa service d'hygiène ba léegi ñu ngi wër ci dëkk bi bépp bërëb boo xamante ne day bari nit ñu ngi koy pompé. Cheikh Anta Diop mu mel ni Thiès ak Ndakaaru la waaye itam ay kàddu yu waroo la ñuy am ci bile élément ndax itam jàpp nañ ne nguur bu Sénégal dogal wi nga xam ne rek daal dina koy jël am na yeneen yoo xamante ni waroon nañu fa taxawee di ay kàddu yoo xamante nii nag ay sénégalais ñoom ñoo ko daal di biral naka noonu itam docteur Mansour Diouf di réanimateur ca diwaan bu Bordeaux itam dénk na ay kàddu ki nga xam ne moom moo di Modou Fall ak Diafara Ba. état d'urgence ak couvre-feu bi nga xamante ni njiitu réew mi président Macky Sall daal dina koy décréter nag ci région wu Ndakaaru ak Thiès doon lu ñu mën a comprendre di gis-gisu docteur Diouf moom réanimateur bi Bordeaux jàpp ni rek yooyee dafa di ay ndogal yoo xamante ni amul benn njëriñ ci xeex pandémie bi. couvre-feu wala état d'urgence dafa nekk ay mesures yu diis yu nga xamante ne ni li ko lal lu rëy la war a doon bon man nag comme li may wax man spécialiste la médecin la donc man ci wàllu médecine rek laay mën a wax. donc ci wàllu médecine nag laa bëggoon a xam lan moo xew ci wàllu médecine lu war a mën a justifier ñu def mesure yooyu te loolu man samay naataango médecin rek ñoo ma ko mën a wax. mu jàpp ni
takku masque ak li nga xamante ni mooy utiliser gel loolee rek doy na sëkk ngir jàmmarloog pandémie bi. bu dee nag ci wàllu vaccin bi nga xamante ni njiitu réew mi daal dina ko yëgal askan wi docteur Diouf moom gisu ci njëriñ nee na jamono ji dara laaju ko. vaccin moom loolu moom sama avis la man te loolu li may xaar mooy naataango médecin yi génn convaincre ma wax ma ni ma bon Sénégal dañu war a vacciner parce que lii ak lii ak lii ak lii. Sénégal nag daal dinay lajji chance am bu mujj bi nga xamante ni rek fii la waroon jaar daal di am ay hôpital yu mucc ayib di gis-gisu docteur Mansour Diouf moom mu jàpp ni fond Covid bi rek waroon nañu dimbali ba ñu am ay hôpital yu mucc ayib mën a jël malade ci num ñu neexee. jërëjëf Modou Fall cant ak ngërëm ñal na la ci yooyu la jamono itam ca Kaolack ña yëngu ca wàllu kër docteur ak askan wa jamono yi nag nelawatuñu bayandoor ndax li ñuy ragal nag jàngoroy coronavirus daal di leen di ëpp loxo ku nekk xam na ne weeru décembre wi la nga xam ne moom la ñu génn rek lu tollook téeméer ci ay doomi aadama am nañu fa mbas ma la ca ëpp nag di ay cas communautaire ñu teewlu reportage bu Ibrahima Diamé ak Faly Gueye. seen jumtukaay yi demeewul woon noonu le agent de développement sanitaire yi de soobu woon nañ bu baax a baax ci biir xeexum mbas mi ci poste de santé yi ñaareelu vague bi kon takarnaa si itam bëgguñu des gannaaw waaye nag ñoom ñàkkum moyens yi moo leen nar a sonal ak poste de santé yi nga xamante ni daanaka lot nañu. mais jafe-jafe yi ñu am feebar bi daa gën a ñëw gën koo yokk parce que daanaka dañoo seetlu ne ci biir hôpital yi ndaw yi maanaam poste de santé yi nit ñi ñemeetuñ faa dem. de ce fait léegi recettes yi day gën di wàññeeku pour ñu fay suñu personnel bi sax problème la moo tax ñun comme ñun promotion de la santé la ñu wax donc promotion santé buy am tamit il faut aussi ña fay liggéey mën a gis seen bopp ci loolu la ñu wax ne dañu gis di tàllal suñu loxo ay partenaires. ngir gunge leen jàppale leen nag moo waral famille Doro Gaye daal di leen andi fukki junni masque boole ci yeneen jumtukaay. dañoo ñëw wuyu si ci appel bi nga xam ne CDS def na ko ñu ànd si ak moom indi les moyens yi nga xam ne c'est des moyens dont on a besoin pour pouvoir lutter contre cette maladie di woo nag képp koo xam ne Kaolack waa nga te yàlla may la nga am ay moyens nga mën a def li jàppale CDS pour ñu mën a xeex feebar bi génne ko fii ci dëkk bi. xeexum mbas mi nag président conseil départemental jàpp ne nit ku nekk moo ko war a njëkk a def yëfu boppam bu ko defee ñëpp ànd song ko. bu ñu nee xeex bi kat dafay lore te bu loree kenn xam fu mu yem ñun ñëpp ñu góorgóorlu am benn xel bu rafet que waruma lor sama kii ma dendek waruma lor sama mbokk waruma lor sama dëkkandoo waruma lor également jaamu yàlla yi. te loolu nag pour ñu mën ko di def mooy institution yi nga xam ne ñi liggéey si wàllu wér-gu-yaram wax nañ ne moo la ñu war a moytu ba dal kenn képp ku bëgg a jékki ñu xam ne nag si lépp la ñu nekk mooy lépp lu def mu def ko si yoon. en tout cas de fii ci diwaanu Kaolack ñaareelu vague bi dugg na fi bu baax ndax bés bu yàlla sàkk ay record cas positif lañ fi enregistré boo seetloo ci weeru décembre rek lu mot téeméeri cas daal dinañ ko fi lim. Ibrahima ñu des ca diwaanu Kaolack ba tey docteur Niene Seck nag jamono yi mi ngi dalal xelu askan wi waaye tam di sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk réew bu Sénégal ñu gën a dolli ñi nga xam ne rek dañuy yëngu ci wàllu ko docteur ci rek li nga xam ne moom moo di woowulee diwaan waaye tam jumtuwaay ñu gën koo baral ñu teewlu ay kàddoom. Le dispositif a été renforcé parce que actuellement tey ci biir région de Kaolack laboratoire baa ngi fi test yi fii lañ koy defee te boo ko defee ci même jour nga jot say résultats il y a 2-3 mois dañ doon dem ba Touba di xaar ay résultats léegi fii ci région naturelle Sine Saloum yëpp fii la ñu indi seen ay prélèvement loolu yokkute la beneen bi mooy personnel bi fi nekkoon ñu ngi fi le personnel a été renforcé parce que formé nañ leen mais aussi auprès de l'engagement communautaire am nañ organisation communautaire de base yoo xam ne yu mel ni CDS yi yu mel ni bàjjanu gox yi yoo xam ne ñu ñu jàppale ci mbiru sensibilisation bi par rapport à cette pandémie et donc ñun dépistage bi ñu ngi koy def ñu ngi def surveillance di dépister di jël en charge en respectant directives yi nga xam ne ñoom la ñu ministère de la santé jox malade yi nga xam ne xaw nañu am jafe-jafe dañ leen di référer au niveau de l'hôpital régional fi nga xam ne fa la centre de traitement des épidémies nekk mais particularité Kaolack aussi le secteur privé de la santé dafa impliqué wu trop ci prise en charge bi mun naa ne clinique yi fi nekk yëpp ñu ngi accompagner ñu ngi jël en charge ñu ngi hospitaliser te ñun ñëpp ñoo lëkkaloo di def loolu donc pour wax ne communauté bi nañu rassuré wu mais li ñuy xaar ci communauté bi surtout moo ñu fexe ba kenn ku ne takk sa masque parce que fu mu toll nii takk masque bi mooy le meilleur moyen pour xeex feebar bi.
takk masque boobee nag mu mel ni ñi nga xam ne ñoom ñooy jaay mbir mu ni mel nag jamono yi ñu ngi gis seen bopp bu baax a baax ci li nga xam ne moom la ñuy jaay ginnaaw dogal bi ak itam alkaat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci xàll wi askan wi ñu ngi wéy di jënd masque ba tax itam jaaykat yooyee li ñuy xëy di jaay ci ab bés rek ci masque jéggi na dayo ñu teewlu reportage wi nga xam ne Fat Bintou Konté ak Amadou Ba ñoom ñoo ko def. li nga xam ne moom mooy yokkute cas coronavirus yi fii ci Ndakaaru respect mesure barrières yi dafa gën a yokk te nag lii nga xam ne moom moo di ab solub masque bokk na ci ba tax ne ñii nga xam ne ñoom ñooy jaay lii di ay masque nag jamono ji ñu ngi koy gis bu baax a baax seen bopp. tey wax dëgg yàlla mu ngi jar bu baax a baax ñu sant bu baax saa yu ñu xëyee dañuy am dara bu baax a baax bu taxutoon ne moom wax dëgg yàlla ni ko noonu moom ñun moom dellu nañ fañ dëkkoon. ñu ngi suñu liggéey doxutoon yii nii dara moo nga xëy wër ba ngoon dañ daan xëyee fii di dox ba ay Dakar war na yàlla mais doo jaay kenn sax ma dugg si lii nag waaw ma dugg si njaay masque mais yàlla ñu ngi suturaal daal sant yàlla moom mu ngi dox de wax dëgg yàlla. bu ñu waxee yokkaat nag si la commencé jaay masque mais gis naa ne ñu ngi koy jënd bu baax par rapport ak bu njëkk léegi sax la gën a jar ak man pour moom. te moom ñu ngi ciy sant yàlla de ndax bu ñu daajee nii moom wax dëgg yàlla dinañ jaay moom ku nekk di nga jël sa wërsëg waaw. boo xoolee ci benn journée rek mun nañ cee jaay lu toll ñetti paquet yoo xam ne paquet bu ci nekk 50 masques lay def. sans départ rek kenn ku ne fii moom wax dëgg yàlla fii moom xam nga day bëri nit macha allah oto yi romb tamit ñun ñoo leen di jaay tata yi yëpp dañuy jënd bu dul Dakar dem dikk moom doo yëg te amoo masque mais yeneen tata yi des yëpp gars yi bëri duñu am masque mais bu ñu egsee fii balaa ñuy yegg si montage yi dañuy jënd fii masque. bu dee ay lundi yi moom comme matin bi nga xam ne gars yi dañuy teel a xëy boo xëyee par exemple man fajar laay jóg ay 6 heures balaa ay 9 heures mun nga jaay benn carton buy def 50. boo xëyee nii man nga jaay paquet waaw balaa jant soon yi ba ngay tëj di nga jaay paquet. li gën a yombal njaayu masque boobee bokk na ci li nga xam ne moom moo di njëg mi dañ koo wàññi bu baax a baax ci njëlbeen ba ña ngi ko doon jaayee 500 francs ba maladie bi génne woon wante fi mu toll nii 100 francs rek nga am sa masque. bii 200 lañ koy jaay waaw bii 100 francs bu balafon bi mu ngi nii bii. dégg mu ngi doon jar 500 benn masque bu nekk mais léegi gars yi dañ ko wàññi ba masque 100 francs la moo tax 100 francs moom bëriwul koo taalal masque day jënd sax. am na ñuy jaayee 200 mais ñun 100 francs la ñuy jaay pour mu gaaw bu ko defee si lay gaaw a jeex boo ko jaayee 200 day yàgg moo tax ñu koy profité di ko jaay benn 100 francs 100 francs. njaayu masque bi nag ba nu ko seetloo bi feebar bi dugg si fii Sénégal ba tey dafa nekk benn credo boo xam ne dafa am xaalis surtout nag ci ñi nga xam ne moom mooy jaaykat yi nekk ci mbedd mi lii. Fat Bintou masque yooyu nag ëpp na junni ak lu ko toftal yoo xamante ni daal nañ koy séddale ci lu tollook juróom benn école yoo xamante ni ñu nga ca diwaan bu Pikine mouvement action nag jamono yi li ñu bëgg moom moo di ñu gën a baral xeex bi ndax itam coronavirus daal di ñuy abal naka noonu itam wàllu vaccin bi itam am na loo xamante ni daal nañ ci yëy yàbbi ñu teelu reportage bu Habib Faye ak Modou Diop. tamit ay communes yoo xam ne ñoom ñu ngi jot ci patente gi commune Sabodala 700 millions juróom-ñaari téeméeri millions at mu ne lan lañ koy jëflante loolu doon na loo xam ne population ci bopp jëmi boppam war na ci am taxawaay waaye tamit ñu ngi ñaax li nga xam ne mooy ñi ngànk mbir moomu jëm ci wàllu nguur war nañ ci am taxawaay yoo xam ne ci mucc ayib la yoo xam ne redevabilité maanaam kuy digle cangaay da nga war a doon koo xam ne da ngay sangu comme ñu ngi laaj ñi nga xam ne ñoom ñoo ne ci kaw dee leen leeral ñi nekk ci suuf tamit ñoom tamit bu ñu jotee dañu war a leeral li nga xam ne mooy yore entreprise yi li ñuy defal population locale yi gis nañ ne ci juróom-ñeenti téeméeri millions yi 900 millions yi def intervention sociale wàllu santé wàllu wér-gu-yaram soo xel ndax téeméer boo jël ci loolee fukk ak benn moo ci dellu donc war nañ mën a jubbantiwaat góorgóorlu ba enveloppe bi li nga xam ne moom la ñuy def intervention mu gën a fullal li nga xam ne mooy li jëm ci wàllu wér-gu-yaram ndax Habib Faye moom moo taataan yooyu la kaddu ca yooyu la jamono itam jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu biir réew moom Antoine Félix Diop nag mi ngi dànkaafu askan wi nga xam ne dañu lottu ngir rek daal di takk masque li mu xamle moom moo di ku ñu nemmeeku ne takkoo masque daañu jël ay daan daal di koy teg sak ndodd dañuy teewlu ay kàddoom wala boog daañ ci ñëwaat buñ ci nu mu gën a yaatoo ci la jotaayu xibaar maa ngi leen ko doon junju sànq ku nekk xam na ne dogal wi nga xam ne njiit bu réew bu
Sénégal daal dina koy jël mu ñeel wàllu état d'urgence woo xamante ni daal nañ ci laxas couvre-feu ci région yi nga xam ne moo di Dakar ak Thiès wàllu dem ak dikk am na ci yoon ba tax itam ci la jotaayu xibaar ñu daal di dalal Gora Khouma xam ngeen ne moom mooy secrétaire général bu Union des routiers du Sénégal Gora Khouma maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay di nuyu mbooloom personnel u TFM yëpp di nuyu permis de conduire di nuyu carte grise mi mandaté tax mi toog ñu gis ne njiit bu réew bu Sénégal jël na ab dogal ni ki démb loolu nag dina am njeexital yoo xamante ni daañ ko nemmeeku ci lépp lu soxal wàllu dem ak dikk ban jàngat nga ci am. waaw day biñ déggee xabaar bi day tiis na ci lool ci ñun lool. ndax feer bi mu duggee Sénégal ba léegi secteur yëpp. am nañ tolof tolof mais secteur transport moo ci gën a tolof tolof. ba tax na nguur gi am na ay enveloppe yu mu prévoiroon jox ko interurbain bi. di ko Dakar di ko jox ko ak AFTU. mu des transport urbain bi Dakar ba léegi wàllu secteur transport urbain bu Dakar. jotaguñu ñaari dërëm muy Ndiaga Ndiaye yi car rapide yi taxi banlieue yi ak taxi urbain yi jotuñu ñaari dërëm ci Dakar gi kon ku xam transport rek xam na rotation la. bu ñu demee nag ba transport moom gàllaajam mooy demal saa bu la neexee ñëwul saa bu la neexee mais bu amee blocage ci heure ba ci bis rek. dañuy am problème feebar bi yàlla gën a jëli Sénégal mais man doon naa xalaat ñu gën a insister ci protection bi maanaam consigne mesure barrières yi ci masque bi ci gel bi maanaam lépp lu xeetoog propreté ak li nga xamante ji moom mooy comme li ma ko waxee rek muy masque yi mais quant à déplacement yi fare na ko te nit ñi li ñu war a protection bi war a am amuñu ko tamit. yaakaar naa ne solo su du bari ndax nit ñi seen déplacement bëccëg la gën a bari ci guddi kon boo bàyyee guddi gi transport rek nga ciy lor. kon da nga gis ne day gën a jurug jàngoro. non c'est-à-dire que dama ne waxuma day jur jàngoro mais damaa wax ne la. nit ñi doon man sama xam-xam nag dépendrul ci je suis profane dans ce domaine de la santé. mais ñi may xalaate mooy ñu gënoon a taxaw ci wàllu masque yi wàllu gel bi maanaam cet gi ndox ak saabu. yooyu da yaakaar naa moo gën a mën a gaaw a dàq feebar bi ci ñi déplacé na heure sangam rek bu kenn bougé bu koy si bougé te li ñu santaane nekkuñu ci tamit yaakaar naa loolu moo fi indi deuxième vague bi kon ñu fexe ba cet gi gën a yokk mesures yi ñu gën ko respecté directive ministre de la santé ñu gën ko yokk mais transport muy région de Dakar muy région de Thiès buñ ko bloqué daf ñuy sonalaat donc dañu nag c'est pas des décisions politiques c'est des décisions sanitaires mënuñu wax lu aligné ci mais neexuñu man de bi ma dégg information bi guddi gi yëpp nelawuma parce que damay xam ne rek musiba ñëwaat na ci suñu secteur de transport. waaw parce que ñun ay rotation rek moo ñu arrangé. bi nga ko déggee sa xel demul ci mbiru laisser-passer ak yu demee noonu ndax ku nekk xam na ne bu ñu jëlee dogal ne juróom-ñeenti waxtu ci guddi jàpp juróomi waxtu ci bëccëg dem ak dikk day xaw a tagga témbe diggante Thiès ak Ndakaaru ci Thiès ak Ndakaaru bi nga ko déggee sa xel demul ci ay laisser-passer ak mbir yu nu mel. même bu sama xel ki dem na ci laisser-passer kay ndax nit ñi ñëpp bokkuñu yem ñëpp bokkuñu tollu rang social bokkuñu ay activité mais li wétu wóor mooy impacté wu nañ ba pare ñun kon li fi jàll depuis mois de mars ak léegi xam nga mbir mi Covid-19 dafa indiwaale ñaar da ngaa war a moytu feebar bi mais économiquement aussi dafa laal nit ñi te buñ continuer aussi di freiner nit ñi seen déplacement économiquement bi tamit dafay am problème te secteur transport wax na la c'est le poumon c'est le moteur même de l'économie du Sénégal. bu fekkee ne dafa nañ ko asphyxier ci heure yoo xam ne dañ koy xoj na du dem du baax ci ñun mais baaxul ci population bi li wetu wóoru daal mooy kuy dugg ci oto bi ak kuy waagi dugg ci oto bi. ñu càmmoon technique docteur yi dañoo war a respecter li docteur yi wax. man yaakaar naa foofu la accident bi war a gën a foofu lañ gën a war a veiller. que di bloquer nit ñi ay heure sanga bul génn non non pour man koo xamul dara rek santé mooy wax man ci wàllu économie bi laay wax mais jàpp naa daal mesure barrières yi mooy gàllaaj gi moom donc mooy jàpp naa ne mooy xeex bi ñu war a xeex pour feebar bi jóge fi feebar bi moom dañ la cat la nañ jëlal gel bi ak i saabu li ñu war a wax di cat dogal bi nga xam ne jël nañ ko démb dogal bi ñëw na moo tax ma ne bu doon bu fekkoon dogalu politique la woon ñun dañuy ju xeex mais xam nga bu ñu ko dugalee ci dogalu santé dafa sensible même bu la neexu tamit yar ak teggi rek nga mën a def parce que boo ci bëggee wax day mel ni yow problème mu feebar bi yitteelu la kon mooy wan ne la ñun neexuñu moo tax ñu wax ne jafe benn orientation que ñu gën a jël accent ci wàllu cet geeg masque yi que bàyyi nit ñu def ay déplacement
parce que transport moom bu la ci kenn nax. mais est-ce que ñi lu soxal wàllu transport yéen gën ngeen sóobu ci li nga xam ne moom moo di sensibilisation bi ndax ku dee transport tey jii di nga gis benn chauffeur wala benn apprenti chauffeur receveur ndax itam ñoom ñu ngi dànkaafu askan wi nga xam ne ñoom ñooy dugg ci oto yi ngir laataa ngay dugg mën a càmmonteeg li nga xam ne moom lañ santaane jamono yi. bu dee fii ci Dakar la xam nga bu fekkee dañuy préparer benn enveloppe. pour transport urbain. ba tey jii boo demee ci sud ñu ne la enveloppe baa ngi fi. mais ñi ngi koy xool kañ lañ ko mën a joxe xoolal depuis ñu ngi joxe instrument ba léegi jotuñu dara ñun ñu ngi chaque jour ñu ngi xaar waaw mooy yooyu nag bu ñu ci jotoon ci lañ gën a mën a préparer waat encore pour sensibilisation bi dox ñii moom seen oto am ci dara ñii dawal oto am ci dara mais yooyu dañuy def rappel wan na état bi kat hey jox nga Dakar Dem Dikk kat jox nga aftu mais transport urbain joxoo ko enveloppe bi génn na mais jotuñu ñaar dërëm léegi nag ñun suñu rôle bépp responsable bépp citoyen Sénégal sax laay wax sa rôle mooy da ngaa war a jóg xeexal sa bopp fexe ba keneen xeex ba ñu respecter mesures barrières yi parce que docteurs yi ñëpp wax xam nañ ne masque nit ñi bu ñu ko takkee di set feebar mën na fay jógee mais takkuñu masque setuñu feebar day resté man yaakaar na foofu la problème bi nekk que di ay ventilo ñuy tëj ak tijji pour man yooyu ay waxu kii la rek kii fa nag moo ko wax xam naa ne ku jaaxle mooy wax xamul fu ñu jëm bëgg daan feebar bi dem ne moom jàpp na ne feebar pour mu dem il faut que ñu tëj ak tijji man jàpp naa ne tëj ak tijji rek lu problème bi ñun ñuy respecté li docteurs yi wax moo gën fuuf di tëjëk tijji ay heure amul benn njëriñ waaye mu mel ni feebar bi lépp ñëpp la naam enveloppe bi ngeen doon xaar boobaak léegi gisee guleen ko waaye mu loolu warul tax tey ji ngeen ne da ngeen di xaar enveloppe yi ngir gën a baral li nga xam ne moom moo di xeex bi saa su nekk da ngeen ci war a taxaw ndax askan wi mën a dëppook li loolu obligation la ci ñun ci lañ nekk voilà loolu obligation la ci ñun moo tax amee ne bi dafa war bépp sénégalais rawatina ñun acteurs routiers yi parce que ñun ñooy mën nañu wax ne ñun ñooy transporter virus bi parce que ñun ñooy déplacer nit ñi kon ñun suñu devoir mooy veiller ci li ministère de la santé wax population bi aussi jàppale ñu ci loola loolu mooy tax man jàpp naa ne loolu mooy xeex feebar bi bu fekkoon nekkoon nañ ko rek waru gar ci kenn ku nekk ci sëriñ ba ci taalibe ak ku mën di doon ca fonctionnaire ba ci liggéey ci privé def ko benn liggéey rek muy masque parce que masque aussi bakkan la ak gémmiñ mais masque du pour menton masque gëm bakkan la gémmiñ di set man jàpp naa ne ñun suñu devoir la pour que ñu ngay def ci fi ñu nekk dëgg-dëgg nag di ko santaane aussi te di ko pratiquer aussi man jàpp naa ne ci kër yi ak fépp bu ñu ko doon def moo gën pour man moo gën fuuf te sama xel ci la gën a dal ka di tëjëk tijji heure sanga bu nit dem heure sanga bu nit dem bu nit ñëpp doon bu Macky Sall waxoon ne 10 heures ci suba la ñuy tëj ba 6 heures du matin te biir kër yaag mbedd maanaam kenn ku nekk li nga war def ci mesure santé defoo ko tamit dama ne ça revient au même kon nit ñi ñoo war dimbale président dimbale suñu bopp bi dimbale ministre de la santé pour que li mu wax ne ku ko def mucc yàlla keneen ko aussi mooy cet tey takk masque yaakaar naa ne daal wax bi foofu la war a nekk mais man daal d'accorduma ci man nañu tëj ak tijji diggante Dakar ak Thiès nañ ko tëj ak tijji jàpp na ne bu tëjee Dakar tukki Thiès feebar day dem na nit ñi set takk masque yi Dakar foofu la feebar bi dañu mu mel ni gën naa taxaw ci lépp lu soxal wàllu cet gi waaye tam ñu taxaw feneen foo xamante ni boobaak léegi askan wu Sénégal ñu ngi leen ci doon dégg moo naam banque bi nga xam ne bankoon ngeen ko seen i ay yoxo ñaar fukki fan ak juróom ci weeru décembre mel ni dibeer bi lee ngeen xaw a teggi seen i ay tànk donte des na ay jéego yoo xamante ni war ngeen ko mën a séq ak jëriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu dem ak dikk. waaw foofu bu ma fi wax maa ngi wax ci en tant que casquette porte-parole intersyndical bi dem nañ geraw toog nañu gouvernement di def ay réunion ba 2 heures du matin 1 heure du matin 2 heures du matin ba yàlla def nañ jubóo nañ ci mën naa wax ne jubóo nañ ci lépp amul point bu des benn point moo des mooy 2000 francs yi nga xam ne dañ ko doon fay ñun dañ ne leen 2000 francs yi fay ne ko mën ñeenti at maanaam wàllu pesage waaw mais dañ dootuñu ko defati ndax enveloppe bi chaque jour ñu ne chaque année dinañ joxe 1 milliard 600 millions yoo xam ne suñu poste lañu jóge ñun pour service pour Afrique pesage ñu ne nag ñun d'accord tuñu loolu léegi lañu d'accord comme gouvernement ministère des transports ministère des finances ak Afrique ñoom ñoo signé seen contrat na leen topp Afrique pesage bu soxlaa ku ko defal service na ko état defal te ñun ñu def entretien suñu oto te ku ëppal fayal pénalité pour wan ne Sénégal yi na ñun ay jàmbaar lañu Camara wax ko fi bërki démb ndax di ci Afrique pesage dañu wax ne daan nañu réaliser ay recettes de 8 à 9 milliards par an ci pénalité léegi mënuñu am 1 milliard kon moo lay wax ne su jàmbaar lañu ku doon def ay recettes di fay pénalité 8 à 9 milliards par an nga dem ba léegi année bi mënul fay sax ay pénalité 1 milliard ñoom amatuñu lu ñu fay seen personnel amatuñ ko léegi nag 2000 francs yooyu oto bu yeb ñaari xar sax ñu la kaay yéeg oto bu yeb ñetti saako yu ngooñ ñu la kaay yéeg yooyu lañu wax ne dañ cee sonn ñun liñ sax la mooy bépp oto bu yéeg am pénalité boo war a fay fayaleel 2000 bi bépp oto bu yéeg amoo benn pénalité booy fay bul fay 2000 mais léegi ki wax loolu kay bëgg naa liggéey loolu kaddu intersyndical bi la kaddu Sénégal gépp la te kat oto yi dem nañu de waaye li leen téewoon a ngi fi
li ñu bëgg mesures yi nga xam ne gouvernement bi signé nañ ko ak ñun dañ koy topp bu ñu demee ba gis na ne kat mbëllee la ay maat naxe mbaay doog la lañ defoon mu ngi fi buñ gisee nag ne gouvernement gor la ña signé ay gor lañu ñun ñi ay gor lañu dinañ ko respecté suñu wàll ñu respecté seen wàll bu defee jàmm ne ñooy grève sax mën na dafa amati lii ñu signé bu ko respecté mën nañu wax ne grève sax mën na amati bañ a amati Sénégal bu ko respecté wul nag li defoon grève baa ngi fi léegi kon kenn ku ne ngaa war a gore la nga signé nga def ko xoole bi ñuy bëgg a léew méero dañ ne leen ñun kat dañ leen di ñaan comme ñun yortuñu xaalis pour fay ay reçu may leen ñu semaine waa ana bañ gouvernement amoon na droit ne loolu du ma ko def te boobu duñ ko ci mel parce que du yoon ñu dañoo ñaan loo xam ne du yoon mais ñaan nañ ko ñu ne waaw dañ ko war a appliquer kon semaine bi yëpp dañoo bàyyi gars yi di circuler ana bañ yow yaa nangu am ngeen njort wu rafet ci benn ponk wi nga xam ne moom moo ci des mu di seeni ay bëgg-bëgg muy suba lañ ko war a traité question benn point donc moo tax ñu bàyyi la def main levée te kat ministre bi aussi nee na nañ ko jox confiance ba fii may toog ne intersénégal bi joxaat na ko confiance ci bu subaa ñu waxtaan ci question problème mu règlement 14 bi règlement 14 bi lañ cey wax nag jàpp nañ ne bu ñu amul lépp tamit du ñàkk lépp loolu moom leer na parce que tamit wax nañ ko ba ci oto boobu xam ne day tambaamba lu def ay pesée ci yoo xam ne ñun dañu météorologie poste fixe yi na koy saytu bépp poste bu mu dem na bii baax na 6 mois ñun dinañ ko def mais oto boo xam ne day tambaamba rek di kar oto yi di pesée foofu la xaaj bi génn léegi te kooku météorologie mënu ko ay gérer ndax basang la rek booy lal ci tali bi na kaay leen di yëg bu ngoon jotee nga lebi sa basal def sa oto dem kooku météorologie mënu ko ay gérer météorologie mën a gérer mooy poste fixe balance ak bascule bu fixé kooku météorologie mën na kaa si gérer attesté ko ne kat jox naa la vignette boo xam ne autorisé na la pour 6 mois mais oto bi tambaambalu dafa war a arrêté te foofu problème lekkaayu xaalis rek dañuy kar oto yi di kar oto dama ne y a combien de sites de pesage moom ci Sénégal man am nañ njort bu baax ne alxames suba bu ñu toogee ci benn question donc muy problème mu règlement 14 bi solution dina fa am suñu 2000 francs dañ ko bàyyi ak ñun ou bien ñoom ñu nangu ne ku ëppal fayal sa pénalité fay sa 2000 francs ou bien oto yi nga xam ne dañuy def ay rotation plusieurs fois ay surtout les benn mais kon fayal 2000 francs benn wàllu réorganisation itam bokk na ci li nga xam ne yéen a ngi koy ñaxtu boobu ak léegi waaw xam nga lépp loo gis ci àdduna bu amul organisation rek du amal njëriñ kenn moo tax ñun ñu bëgg ñu organiser ñu ndax nit mënul organiser boppam dañ lay tàllal dañ lay encadrer ci sa liggéey pour nga mën a jàll amul liggéey bu ñu encadré wul te mënul jëm te état moo war a encadrer le secteur de transport ba kii moom otom amal ko njariñ ki kay dawal amal ko njariñ ki ñu koy dugg aussi amal leen njariñ kooku encadrement bu parfait la war doon te kooku état moo ci war a jàppale les acteurs. sa kàddu gu ñu bu mujj boo xamante ni rek ab appel la boo xamante ni di nga ko lancé askan wu Sénégal ci jamono yi nga xam ne jàngoroy coronavirus gën na fee taxar naa si lu soxal wàllu dem ak dikk ndax itam ku nekk xam na ne say ay kàddu am na ci solo. waa kàddu gi may wax ni ma ko commencé sama bopp. mooy ministre de la santé ay techniciens de la santé ñoo wax ne buñ bëgg a tàggoog ak feebar bi. nañuy takk masque ci gémmiñ ak ci bakkan. tey set. kon loolu ñun ca oto ba ñuy dawal ca gare routière ya ca lépp ñun ñoo ci war a jiitu. ba pare nag soññ ci population bi. appel boobu la laay def man en tant que union des routes du Sénégal naa commencé sama bopp dëkk def santaane kenn ku koy def man daal ministère de la santé li mu wax man dama caa d'accord nañ ko appliqué. bu ñu ko appliqué rek jàpp naa ne. ñëpp dina ci génne njëriñ. te président aussi loolu enveloppe ba mu joxoon secteur transport urbain bi. enveloppe baa nga tëdd xaw ma ministère tëdd di nelaw soxla nañ ko nañu ko jox. jërëjëf mu mel ni enveloppe bi sonal na leen di fàtt rek ne jàngoro coronavirus lépp ñëpp la ba tax itam ku nekk si askan wi war nga cee mën a sóob sap yoxo ngir rek waame mi daal di ñuy abal ci mim réew ci la jotaayu xibaar may fàttali rek ne ñu ngi doon amal ab jotaay ak ki nga xam ne moom moo di Gor Xuma moom mooy secrétaire général bu union des routiers du Sénégal mbokk yi ñu wëyal yile jotaayu xibaar toftal ci loo xamante ni nag ab ponk la mu di li ci yenn kaay yi ñu ànd ci ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Ndakaaru ak kees Macky Sall solaat na leen ci kees Soleil national nee nañu président Macky Sall jël na dogal démb bu dellu si ci réew mi état d'urgence ak couvre-feu bi ci diwaanu Ndakaaru ak ca kees ci ñaari diwaan yooyee askano fa dëkk 9h ci guddi maanaam 21h ci la ñuy fatu 5h ci guddi ci la ñuy ubbi li sabab dogal bu ni mel yéenekaay bi nee nañu moo di dañoo seetlu ne woppi coronavirus ji bu doon téeméer la juróom-ñeen fukk yëpp maanaam 90% yi ñoo ngi ci diggante Ndakaaru ak kees état d'urgence be couvre-feu bi journal bi nee nañu ak njëlbeen la rek waaye am na yeneeni dogal yu ca war a topp tey jii ci lañ leen di xam
ginnaaw ndajem conseil des ministres yi yéenekaay yi xëy séddoo kàddu yu président national yi mu yëkkati démb ci guddi ci télévision nationale Walf Quotidien bind ne Macky Sall delloo na waa réew mi ci couvre-feu le Témoin ñu ne ko waaye du réew mi yëpp Ndakaaru ak Kees ñoom la ñuy couvre-feu pour le moment lii tiital kilifay réew mi ba tax ñu dellu ci mesure tariya journal bi nee nañu moo di wopp coronavirus ji ak ni mu mel ci Sénégal ñett ci diirub ñaari weer rekk téeméeri nit ak ñaar faatu nañu ci mbas mi ci Sénégal ñeenti junniy cas ak ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn yu yeesit am na fi l'heure est grave waxi président Macky Sall la yu journal le Témoin xëy teg ci xëtamu njëkk Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé dolli ñu ci ne ñoo ngi jëm ci situation boo xam ne bu ñu ci teel a tojëg dina ëppi loxo la Sénégal ak Vox Populi ne ñoon Dakaaru ak Kees ñoom la état bi jugal ginnaaw bi ñu seetloo ne ci ñaari régions yooyee ci la coronavirus bi gën a wulee ñaay Sud Quotidien nañu Macky Sall confiné waat na Dakaaru ak Kees réew mi Quotidien nañu tey jii ci àllarba ji ci la état d'urgence bi ak couvre-feu bi di door Le Quotidien nañu ci diggante Dakaaru ak Kees fi la inde bi di folote moo waral Macky Sall tëj na ko La Tribune nañu Dakaaru ak Kees ñoom la Macky Sall tëj Tribune tegal ñu ci ne askan yu bañ a ñàkku ak di dingan ñàkk yi dañuy sonal seen bopp rek waaye bu ñàkk yi yegsee ñëppay ñàkku ci fajkat yi maanaam personnel de santé bi ci ñoom la ñuy dooree Enquête dina kay nañu deuxième vague gi am ci coronavirus bi ci réew mi moo tax Macky Sall seere waat na wiis bi ba mu wow koŋ nee na santaane nañu defal ko ab stratégie nationale de vaccination démb la ñu gonte woon ab conseil présidentiel ca palais ba juróomi waxtu Macky Sall ak ñi sëq comité gestion coronavirus bi toog nañu ko di nas ak di nocc ci mbas mi ak it yan matuwaay la ñu war a jël ngir xeex deuxième vague gi lii quotidien nañu li mu ñaanoon waa réew mi moom Macky Sall mu di ñu jàng dund ak virus bi loolee la waa réew mi mënul ba tax président dellu ci état d'urgence yeeg ca couvre-feu ya l'observateur nañu décision bi président jël démb ci weeru décembre 2020 ba léegi ñoo ngi ciy xalaat may sababu dib économiste ne ñu ci biir yéenekaay bi dogal la boobu dana gën a yokk jafe-jafe yi nga xam ne koom-koomu réew mi nekke woon beneenub économiste di Mohamed Dia xamal waa l'observateur ne ñi nar a gën a lott ci dogal bi moo di ñi fare ci secteur informel bi docteur Yaya Dia dib jàngalekat doon it kuy gëstu ci wàllu droit public xamal waa l'observateur ne état d'urgence bi mënut a weesu fukki fan ak ñaar sursoi nañu ak Macky Sall lu nekk mën naa xew bu dee article 69 bu constitution bi may na président mu décréter état d'urgence ci réew mi te du jar muy jaara assemblée nationale couvre-feu bi moom mënut a weesu fukki fan ak ñaar léegi nag li nekk ci bopp Macky Sall moo di nu muy def ba tëbal loolee ko nar a indil ay gàllankoor ci article 69 bi les éco nañu li poussé Macky Sall ba tax mu dellu ci mesure yu tar ya moo di coronavirus yi ak bakkan yu bari yu mu yóbbu ministre intérieur di Antoine Diome di wax ci xët mu njëkku yéenekaay bi ne takk der yi dinañu taxaw temm taxaw fu nekk ngir askan wi jëfee mesure yi Mimi Touré waa inspection générale d'État ñoo ngi lu ñut ab liggéeyam ca conseil économique social ak environnemental ga mu jiite woon journal Libération moo bind xibaar bi ci xët mu njëkk ba xamal ñu ne inspecteur yi ñu war a yebal ca conseil économique social ak environnemental ngir ñu auditer ko juróom benn inspecteur général d'État lañu jot nañu seeni ordre de mission la leen fa yóbbu moo di càmbar kër ga ak na mu doon doxe ci atum 2020 gii jeex ñu dox dem ci Vox Populi jeexale fa journal bi xëy na séq waxtaan wu yaatu ak soxna Fatou Sène mooy responsable des femmes APR ca département bu Bambey bokkit ci au conseil collectivité territoriale la mu njëkk a xam ne ca waxtaan moom soxna Fatou Sène mi ngi jëm ci financement parti politique yi ci réew mi madame Fatou Sène nee na ak kaaraange akuk dal Sénégal du ko caaxaane moo tax état bi du seetaan mukk financement parti politique yi di jóge ci fu leerul li ko soxna Aïda Mbodj doon kaañoo ak doon ko njaay cekke ne ba ñuy wote ngir fal adjoint maire bu Bambey kenn ci ay ñoñom moo ko gañe woon duma ko duma yu miti Fatou Sène nee na dégg naa li Aïda Mbodj wax waaye dafa war a xam ne moom 22 voix la amoon man ma amoon 13 voix te 13 voix yi maa ngi ko jële woon ci aw ñañam te it dafa war a xam ne combat bi du woon man ak candidat boobee mu yox combat bi man la woon ak moom te bu dee day wax rek te yàlla tax na wax ci lu jëm ci vote conseil départemental bu Bambey ne Bambey gi yépp ñoo ngi fàttaliku gañe gu réy gi moo ko gañe woon dama koo dóoroon ba mëqaloon ko suuf. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye mbokk yi egg nañ ci cappaandalu wile jotaay leneen loo xamante ni dina door muy li nga xam ne moom moo gën a fës ci li ci internet bi ñu ci ànd ak Mamadou Ndiaye Mamadou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay tekki sa masque ndaxte xam nga rek situation benn moo ni mel. jamono ji nga xamante ne ñu jóg ci gën a sensibiliser sénégalais yi ñu takk masque yi respecter mesures barrières yi xam naa ne tey am nañ ci pàcc bu yaatu. ndaxte mbirum couvre-feu bi démb dafa bett ñu bari ci internet beeg réseaux sociaux yi ñu bari ci sénégalais yi ñenn ñi donte ñenn ñi nee nañ. yëf yi bettu leen mais am nañ ci pàcc bu yaatu ndaxte biñ ko annoncé daal. gars yi réaction yi bari man mi li gis naa ci ay statut ak Twitter rek yeneen ak xarala yu yees yi. ñu bëri ci askan wi ñu ngi ci addu am sax ñoo xamante ni ñu ngi doon fàttaliku li nga xam ne moom moo fi jotoon a xew. ci couvre-feu yu njëkk yi nga xam ne amoon na fi. dëgg la noonu la demee ñëpp di rappelé wu image yi nga xam ne amoon na ci mois de mars bi ñu génn boobu la Covid bi di doog dugg si fii ci Sénégal ak mesures yi ñu ci jëloon. ba ñoo ko ba dañ ko duppee tur ndax nee nañ couvre-feu saison 2.
saison 2 ci kanam vidéo yi nga xam ne namoon nañ ko ci waaye itam ñuy sensibiliser askan wi rek Mamadou foog naa ne di nga ko wax ci li ci internet bi ñu gën a fagu liñ ci nemmeeku woon ci bile weesu ñu bañ koo nemmeeku ci couvre-feu yi nga xam ne dina door ni ki tey. waaw incha allah tey surtout message de sensibilisation bi ak image yi nga xam ne jotoon nañ ko fi gis daal bëggatuñ ko gis. jërëjëf gars yi gën a respecter couvre-feu bi mais surtout ñu xam ni. c'est pour la bonne cause ah. ñëpp manko xeexandoo feebar bi mbas mi mu jóge fi. na ku nekk jël responsabilité am. jërëjëf Mamadou Ndiaye ñu koy jaajëfal bu baax a baax mbokk yi ñu yëkkati jotaay wi dig daje bi ak rédaction bu télévision Futurs Médias ngoon incha allah daañu fi teewaat ngir jukkil leen li gën a fës ci xibaar yi lu mooy loolee ñu bàyyi leen ngeen wéy ak programme télévision Futurs Médias jaa ngeen jëf.